bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyina wa man walahu bokki majmua bii di As-Samadiyya noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di beral Cheikh Abdou Samad Mbacké ay nuyoo ak ziyaara waaye di nuyu mboolem woromi xam-xam yi nekk ci barab bii di barab boo xam ne woromi xam-xam yu baree bari la dajale xam-xam nag ci ay fànnam kenn ku nekk akuk jagoom ñu am laabiir akuk yaatu gu toll ni ànd ak sëriñ bi nga xam ne waxtu wu nekk mu ngi xëy ci njariñul mbindeef yi ak lu leen xettali ak di leen taxaw seeni jafe-jafe ñu ànd ak moom ci liggéey boobu yi cam seen kàttan ci ay leeral ci bépp xew-xew boo xam ne am na tey jii nag ñu dalal kenn koo xam ne damay wax ne jamono musul dañ di ko soxla waaye tey jii nag la raw ci jamono jii nu toll rawatina ci diiwaanu Touba ak li ko wër muy Ahmadou Touba Niane di commissaire enquête économique yéen ñëpp ngeen xam ko nekkoon na fi fële ca Njaaréem yoroon service régional du commerce doon ku nu ràññi lool ci ab liggéeyam niki noonu itam jamono bii nekk na fële ci Pikine ba tey yore fa service départemental du commerce bu Pikine boobu 5 ans et demi nag nekk na ko ci région bi yore contrôle économique fii ci région bi ñu xam ko bu baax a baax defe naa nag bu ñu tuddee ku mel noonu yi di yëngu ci loolu yi itam dalal ko ci jataay bi dana dal di am lu mu fàttali xel yi ak lu mu tegtale loolu mooy lan gis nañu ne prix yi toll na fenn fi jéggi na dayo lool te xëy na gis nañu ni loolu xëy na jaaduwul kon nag dana baax lool situation bi bu tollee fii li nga xam ne moom la ñuy soxlaa xam ci wàllu woowu danañ ko tënk incha allahu taala ci yetti tomb rek ginnaaw bu sëñ Ahmadou duggee nuyoo ginnaaw présenté nañ ko ba noppi ñu tënkal ko ñetti tomb yooyu rek bàyyi ko nag mu wéyal incha allahu taala bu noppee danañu dalal Serigne Souleymane Badiane moom itam mu nekk spécial ci wàllu xam-xamu sharia doon ku géeju ci wàllu fiq ak yeneen i fànn waaye waxtu wu nekk it muy leeral nit ñi lu aju ci njaay ak jënd ji siinu lislaam ci wàllu woowee la ca dagan ak lañu ca xaraamal lañ ca sopp ak lañ ci sib lépp incha allahu taala moom itam danañ ci tënk ak moom tomb yi nga xam ne na yitteel te tolloo ak waxtu yi nga xam ne mooy waxtu actualité yi nga xam ne gis nañu ne fii ci Touba lu tolloog démb ak wala barki démb rek situation bi soppiku na lool ci wàllu marché bi ba jur ay xat-xat ak coow lu baree bari xëy ngeen dégg média bi ñëpp internet yi ñëpp di ci wax kon nag dana rafet dana jaaru ci ëtt bii nga xam ne ku ne ngi fi ñu ne itam a ngi fi te lépp lu fi bàyyi ko rek dana tasaaroo ba daj adduna di jariñ nit ñi dana jekk dana jaadu ñu dalal ci ku mel ni suñu Amadou moom yi waaye dana jaadu itam ñu dalal ci ku mel ni Serigne Souleymane Badiane moom yi kon suñu Amadou bu fekkee yaa ngi jekk mën ngaa dugg nuyoo bu ko defee incha allah ñu tënk yett yu gàtt rek ci loo xam ne yitte yi mbooloo mi la incha allahu taala bàyyi la nag nga mën a wéyal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. maa ngi nuyu mboolem ku nekk ci groupe bi di ci jiital sëñ Abdou Samad di ko ziyaare bu baax
di rafetlu liggéey bu mag bii muy def ci yoon wi nga xam ni boo ko seetloo mën nañ ko tënk rekk ci li sëriñ bi waxoon ni yaa ma'shara shubbaani in xiftum xajal faqaddimu taalluman ala amal. su fekkente ne ragal ngeen gàcce yéen waxambaane yi na ngeen jiital xam-xam ci jëf. kon lii nu ngi ko ci sant bu baax a baax. di beral nuyoo it sang yi nga xam ne ñoo nekk ci groupe bi te xam naa ni kilifa yu màgg màgg ñu ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen jéggalu nag kàddu yi nga xam ne dañu cee dogal ngànt waruñu suñu digg ak ñoom waaye rek comme digal samaan wa taatan rek la moo tax ñu koy jëfe ñu fas yéene ànd ak yéen di ziyaare ñeneen ñëpp ñu ne ci groupe bi boroom xam-xam yu bari yi ñoom ñëpp ñoom sëriñ Malick Guèye ak ñeneen ñi ñu ne ci groupe bi ñëpp maa ngi leen di ziyaare bu baax di ziyaare ñoom sëriñ Sàmb ñi ma dalal di leen wax ni ab dong moo ñëw fii ci groupe bi fas yéene waxtaan ak ay kilifaam ngir fànn wi nga xam ne moom la féete fànn woowu xaj na mën na cee wax kon nag loolu mooy nuyoo bi. waaw kay jërë ngeen jëf mbokk yi jërëjëf sëñ Amadou Touba Ñaan ci nuyoo bu am solo boobu nuyoo bu dal boobu nuyoo bi nga xam ne làmboo na bépp maanaa ak bépp worma ñu di la jaajëfal bu baax a baax yow itam ci sa jàpp ndal ci jataay bu am solo bii nga xam ne du ma wax ne barab bi soxla na ko waaye àdduna fi mu ne ñëpp réew mi ñëpp soxla nañu ko sëñ Ahmadou ñu fàttali leen ne moom mii ñu dalal tey jii mooy koo xam ne domaine bii ñu ko dalale ak wàllam la mooy commissaire enquête économique ñëpp ñu bare xam ko xam ab yëngutum akub taxawaayam ci wàllu marché bi sëñ Ahmadou ñu gis ne marché bi nag am na ak soppiku lool rawatina ci fan yi ci lenn ci prix yi ak dolliku gu ci feeñ koo xam ne jàpp nañ ne sax jéggi na dayo lool te ñu bay jàpp ne xëy na loolu jaaduwul wala warata amee noonu loolu nag bu fekkee situation boobu am na nit ñi li ñuy soxlaa xam mooy ana lan lañu fixé ay prime ak yi nga xam ne ñaareel mooy yi nga xam ne fixé wuñu ay prime ñetteel mooy yi ñu fixé prix yi li ñu war a jar su fekkee nit ki yàgg na ci situation boo xam ne dañu ko jaay lu ëpp loolee ñu fixé wun ana yenn yoon la war a mën a jaar ba nu mën a respecté ay xàqam moom mi nga xam ne mooy jëndkat bi kon ci ñett yooyu rek ci la ñu tënk waxtaan wi incha allahu taala xëy na boo ci duggee la mu laaj ci ak yaatal lépp da nga ko mën a indi waaye daal mbokk yi soxla nañoo xam prix yi ñu fixé ñooy yan ak yi ñu fixé wul ñooy yan ak itam prix yi ñu fixé bu nit ki demee ba toll ci situation benn bi ñu yokk ko ba mu jéggi dayoo kooku bu dee yuuxu way wallu ana ñen ñoo ko war a wallu ana yan yoon la war a jaar ba jot ay xàqam muy ñetti laaj yoo xam ne mbokk yi ñëpp maase nañu soxla ko ci jamono bii nu toll. kon nag yow defe naa région bi jaaroon nga fi def nga fi juróomi at yoo xam ne tegal na genn wàll yore contrôle économique fii ci région bi ni ma ko waxee ba tey jii yaa nga ca loola féete ca wàllu Pikine barab booba itam service départemental boobu itam la ci aju ci wàllu commerce yi nga yore ko kon jàpp naa ne barab bi ñu la dalal sa barab la waaye itam li ñu la fi dalale itam sa domaine la kon noo ngi lay diglu ahlan wa sahlan incha allah. jërëjëf sëñ Ahma maa ngi
lay fay yow itam di yeesalaat sama nuyoo ci ñëpp. Laaj yi nga laaj nag laaj la yoo xam ne mën nañu wax ni ñëpp fi mu toll nii doomu aadama yëpp fi mu toll nii dañoo toll ci di ko laaj fa ñu dëkk. li ma jublu ci loolu mooy doonatul particularité Sénégal rek, kenn ku ci ne fi mu toll nii mel na ni lii naan cherté de la vie, dund gi seer gi mu seer tax na ba nit ñi gën nañoo bàyyi xel ñoom nag lan moo doon seen àq ak yelleef ci biir loolu nag muy mu mel ni nit boo ko doon puus ba mu dem ci mur ba yegg ca léegi nag day taxaw nag jéem a jàmmaarloo ak yow. bokk na ci jàmmaarloo yi wëlbatiku nag laajaat sampaat ay laaj ne état waaw ñun ñii di ay consommateur, ñun ñi ana li nga xam ne yow da nga koo fixé pour ñun. bu nu ko faalewutoon ci jamono yee ndax am jamono ji faale nañ ko, bëgg nañ jël suñu àq. kon foofu lañ toll. foofu nag buñ fa tolloo dafa am lu mat a fàttali. li mat a fàttali mooy suñu réew yi surtout Sénégal dafa am fu mu jóge, am fu mu jaar ba yegsi fii mu yegsi ci wàllu njëg. te loolu buñ ko delloo siwul rek dana bari koo xam ne dafay yaakaar ni njëg yëpp lañu fixé, te loolee moo mat a jaara leeral ba mu xam ni lii bokkul ci li ñu fixé. Sénégal li ko dalee indépendance 1960 ba 1994 dafa nekkoon ci régime bu ñu doon tuddee régime d'administration des prix, nga xam ni prix yëpp doon telee sax bu puso la état daf ko doon fixé. nga xam ne amul benn jaaykat boo xam ne am nga sañ-sañ ci diggante 1960 wala sax lu ko jiitu ba 1994 boo xam ne yow yaay fixé sa bopp sa njëg. amut lenn loo xam ne nii libre na ci wàllu njëg ca jamono jooje. jamono jooju moom lañ tuddee woon jamonoy contrôle économique, nga xam ne boobu dafa doon structure bu nekk fii boo xam ni noonu la tudd, ay nit di fa liggéey di saytu loole. ñooñu nag seen doole yeggoon na ci ab boutiquier su mosaan dégg ni waa contrôle économique ñi ngi ñëw daanaka tëj moo koy jaral, moo koy gënal mu toog. ñooñu it yi état dëppoon leen doole yoo xam ne ëppoon nañ lu mel ni douane doole ca jamono yooyu. nuy dox nag jamono di dox ba état ak opérateur économique commerçant yi jàpp ni loolu tam day salfaañee seeni àq ñoom itam. ndax nag jamono toll na foo xam ne ki nga xam ne moom day investir dafa war a gën a libre ci li muy choisir ak fa muy jëm. dafa war a am sax liberté ci wàllu prix yi, ñu bàyyi ko mu di ko fixer ndax état wala ñeneen ñëpp xamuñu réalité bi, xamuñu lu mu jëndee, te jëndin wi day wutee. commerce bi ñu ubbi ko, nit ñi di dem fépp, la ñuy jëndee ci benn produit bi lañ koy jëndee Chine mën naa wuteeg lañ koy jëndee Dubaï, wuteeg lañ koy jëndee Nigéria. yooyu yëpp muy ay paramètres yoo xam ne qualité yi mën a wutee, marque yi wutee,
mu am ci ay sew-sew yu bari yuy tax ba ñi nga xam ne ñoom dañoo doon ñu ñuy woowe ay professionnel, muy ay opérateur économique nga xam ne mooy commerçant yeeg entrepreneur yeeg ñoom ñooñu ñëpp ñu bëgg doon nit ñuy moom seen bopp ci wàllu boobu. loolu moo waral ba 1994 bañ ci tolloo état du Sénégal mu jël décision majeure basculer ci li ñuy wax libéralisation bi nga xam ne moo ñëw 1994 mooy léegi danoo waxoon ni lépp loo xam ne dañ koy jaay ci boutique wala fu ñu ko mën di jaayee ak ku mën di doon dañ koy fixé, état mu koy fixé. léegi ñu jóge ca loola ñëw nag la doonoon règle bi mooy état di fixé, loolu ñëw doon exception, mooy léegi dafa libre. état fixeetul 94 ab prix, déedéet, dafa bàyyi prix yi mu libre. mu wax nag ni consommateur bi mooy ñun yi nga xam ne ñooy jëndkat yi, nun léegi état daf ñuy bàyyi ñuy dem xool ba xam ndax suñu defee rapport qualité prix, xool qualité bi, xool prix bi, xool ko feneen, ndax ñun ñu mën a décider suñu bopp ci fan lañ jëm. 1994 donc règle bi ñëw doon exception ba doon règle. donc wax naa ni li jiitu 94 kenn sañut am liberté. à partir de 94 kenn sañut, état sañul di fixer prix. loi bi ñuy wax loi 94/63 sur les prix, la concurrence, le contentieux économique moom moo waxoon ni les prix des produits, biens et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence. donc léegi daal dañuy jongante, suñu jongantee ci biir loolee ci la prix bi di génne. loolu nag ñi ngi 94. waaye terewul état daal di xam ni am na produit yoo xam ne dafa sensible, ba tax na libéralisation lu mu am état mënu koo bàyyi ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi wala ñi nga xam ne ñooy borom usines yi wala professionnels yi, état mënu leen koo bàyyi. loolu moo tax ba nga xam ni loi 94/63 sur les prix, la concurrence, le contentieux économique du 22 août 1994 dafa àndoon ak benn décret d'application boo xam ne moom la ñuy wax le décret 95/77 boo xam ne day appliquer les articles 44 ak 64 bu loi 94/63. décret boobu moom moo génnee yi nga xam ne état daf ciy delloo si rangele ko ci ay tiroir yoo xam ne lii daf ko tuddee njëg yoo xam ne homologation la, yii mu tuddee ko fixation autoritaire, génnee i produits yi ñu fixé, génnee service yi nga xamante ne dañoo fixé ay njëgam. ndax njëgu marchandise dafa am, waaye njëgu service tam dafa am, te état di ko saytu. décret boobu nag dafa évoluer ba léegi nag boo ko xoolee, donc décret boobu moo évoluer parce que décret yu bëri jaar nañ fi ba bi nga xam ne fi mu toll nii fa lañ toll ci wàllu njëg yi, muy le décret 2022/89 du 17 janvier 2022 relatif au régime de prix et aux procédures de dénouement du contentieux économique. li ëpp solo ci décret boobu ci wàllu njëg yi mooy dafa wax yi nga xam ne état force, buñ ko sañoon wax dañ naan force doole mbaam, état daf koy fixé. yooyu nag bu dee wàllu produit mooy lu jëm ci wàllu carburant,
mooy diggante super ak gasoil. ba tey ci wàllu produit riz brisé ordinaire mooy ceeb bi nga xam ne dañ koy importer bu sew bi, waaw bu ordinaire bu sew bi moom la état fixé. boo seetloo état ba ci fixation yu mujj yi maanaam lii décret bi mooy yan nga xam ni état moom par force daf ko war di fixé moom la wax. riz ordinaire bi la ci dugalu ci par exemple riz parfumé, ndax dafa jàpp ni ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo parfumé ñoom mën nañ seen bopp. donc ci wàllu produit yi nga xam ne état force doole mbaam daf koy fixé te kenn mënu ci dara, bu dee produit hydrocarbures yi la, muy carburant, muy maanaam diggante essence ak gasoil, ak lan ceeb bi nga xam ne ceeb ordinaire la. yooyu la état di fixation boo xam ne du ci négocier ak kenn. loolu la ñuy wax la fixation d'office, ñenn ñi di ko tuddee la fixation autoritaire. ni ma leen waxee nag nee naa leen produit su amee it service dafa am na loo xam ne du doon produit nii man ak yow ñoo ko séq ab contrat kaay liggéeyal ma fay la, loolu service la tudd. lu mel ni hôpital, lu mel ni transport. donc état yi nga xam ne service yi nga xam ne daf ko fixé par force muy fixation d'office, bokk na ci tarif des transports en commun de personnes, muy njëg yi nga xam ne pour transport en commun yi la ci wàllu nit ñi. maanaam lu mel ni tey jii ay taxi ci foo xam ne am nay taxi yu ñu reconnaître te muy daw ci dawin woo xam ne état mën na koy saytu, ak transport en commun yi tey lu mel ni Tata yi wala lu mel ni Dakar Dem Dikk yeeg yooyu état day xool seeni njëkk. tey ji région boo jël prix taxi yi duñu xëy rek yokk ko, faw ñu daje conseil régional de la consommation, faw mu daje ñu xoolandoo loolu doog a décider yan prix la ñuy appliquer, moo xam lu yokk la wala luy wàññeeku la. conseil régional de la consommation ak conseil national de la consommation boobu dinaa ci dellu si aussi. bokk na ci li état fixé ci service yi muy ndox, ci service yi électricité, ci service yi téléphone, yooyu lii brut état daf ko fixé. waaw fii lii brut bokk na ci yi nga xam ne état daf ko fixé mooy itam faj mi li nga war a fay ci booy faju, loolee ay njëg la yu état war a xool yu mu war a fixé la. service yi nga xam ne hôpitaux yi ñoom ñoo la ko ci fa ngay dem, service yu fa nekk yëpp ay service la ñoo xam ne ñoom ay prix yoo xam ne njëg yoo xam ne dañ koo fixé tam. clinique itam naka noonu. bu ngeen seetloo jamono ji weesu coow lu rëy jógoon na fi ci ministère du commerce, ndax clinique yi nga xam ne ñu ngi ko doon contrôler xañ nañ ko gëj a def, ba tax na ñi nekk ci clinique yi jàpp ni xañ na waruñ leen contrôler, wala jamono ji ñu leen di contrôler jamono ji ñoo xam ne dafa xaw a metti te loolu ña fay dem it seen àq mu doon loo xam ne dañ ko war a respecter, te kenn mënut a koo respecter loo ko dul état, te ministère du commerce la koy jaarale. kon ministère du commerce dafa war a xool clinique yi ñuy fajee nit ñi, prix yi ñuy teg nit ñi ndax lu jaadu la. nangu naa nag ni loola ñu ngi koy doog a door, waaye liggéey la boo xam ne war nañ ko gën a xóotal, ndax njëg yi fa ne jaaduwul ci fànn yëpp nag. ba tey li ñuy wax honoraire des médecins lu mu fixé la ci wàllu service yi. kon jeexal naa ci diggante fixation force doole mbaam, muy fixation d'office nga xam ne état sañ-sañam ndak la ci doxal te du ci tàggu kenn. wax naa ko ci produit yi muy hydrocarbures yi ak ceeb bi. ci wàllu service yi ma wax leen transport en commun,
des personnes, eau, électricité, téléphone, tarif des soins et services des hôpitaux et cliniques, honoraires des médecins. yii mooy yi nga xam ne état dafa am sañ-sañu fixé ko bépp jamono, du ci seet nag ki nga xam ne mooy professionnel bi, maanaam ki nga xam ne moom mooy jaaykat bi, wala ki nga xam ne mooy offrir service bi, mooy proposer service bi. mu am nag beneen xeetu tënk njëg boo xam ne homologation lañ koy tuddee, mu mel ni dafa jege fixation waaye dañoo wute ba tey. homologation mooy maanaam état gis ni ab usine moom dafa defar nangam ak nangam, lu mel ni usine suukar, defar suukar ba noppi daal di xool ni moom de suukar si balaa mu koy defarlu dafa bay canne à sucre. mbay moomu lam ci dépensé, ñooñee lam leen war a fay, suukar canne à sucre bi mu ko dugalee ci transformation ak fi mu jaar ak charge yi ci am yëpp ngir mu doon suukar si, mu ni état man daal bu fekkente ne may nga mam nangam laa bëgg a jaayee. bu ko état dëggalee am masalan mu ne moom 25 000 la bëgg a jaayee saako bi, wala tonne bi mu ngi ko bëgg a jaayee 555 000. su ko defee état su ko waxee ni ko jaayal, loolu mooy état homologué na ko, mooy la ñuy wax homologation. état it dafa sàkk ay délai yoo xam ni dafay wax ni bu fekkente ne délai boobu weesu na, muy 2 mois par exemple, ñoom déposé nañ seen cadre de prix, wax ni lii lañ bëgg a jaayee, 2 mois jot, masalan CSS déposé nañ ne ñoom lii lañ bëgg a jaayee, 2 mois jot état tontuwul, day mel ni kon état dëggal na seen prix boobu, sañ nañ koo jaayee. bu fekkente ne état bëggul ñoom ñu jaayee ko, su boobaa daf leen di bind réagir ni doo leen jaayee loolu. kon loolu mooy homologation. boo xoolee produit yi ci nekk mooy produit pharmaceutique, garab yi nga gis yëpp muy ñi koy defar nga xam ne ñooy laboratoire yu gën a mag ci Sénégal, Coffage, Laborex, Sodifarm, Biopharm, ñooñu balaa ñuy jaay garab dañuy daje ak état ne ko ba ñu xoolee suñuy charge lii leen mën a jaayee garab bi. bu ko état nangoo nag mooy ni état kon homologué na prix bi. donc garab yi ci régime homologation lañ nekk. garab boo gis pharmacie rek ci régime homologation la nekk. kon wax naa ni dafa jege fixation waaye bokkul ba tey. fii moom waxtaan dafay am ak ñu xool kee ay charge am, fële nag état day décider rek, mooy fu mu njëkk a wax. farine bi ci jamono jii boo seetloo décret bi fa mu nekkoon dafa tuuti woon, lañ ca dugaloon farine bi bokk ci woon décret 95 ba, mais léegi dañ ko gën a yaatal ngir gis nañ ni de plus en plus sénégalais yi am na domaine yu bari yoo xam ne faw ñu protéger leen ci. donc wàllu produit yi ñu homologué, produit pharmaceutique wax naa ko, muy garab yi. farine de blé bi nga xam ne moom ci la ñuy defaree mburu, moom itam léegi état daf koy fixé. jamono ji bi may wax ak yow ni mu ngi ciy diggante 19 200 ba 19 700. 19 200 mooy bu simple bi, amélioré 19 700. loolu état daf koy fixé ci ñoom. te ñoom meññee yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy defar farine, sañuñ koo bañ. yenn saa yi sax nga dégg leen ci réseaux sociaux yi wala ci télé bi ñuy wax ni jamono xoj na leen ba am na fu ñu toll, daal di fëgg ci table bi delluwaat ak état négocier ba jamono jii may wax nii état daf leen di defal subvention boo xam ne moo tax prix bi mburu ñu mën koo jëndee li ñu koy jëndee, moo tax farine di jar li muy jar. ndax farine yeggoon na weesu woon na $360 tonne bi, ba yeggoon ci plus de 500 daanaka $520 ba tolloo foofu na ñoom mënuñu woon dara. waaye jamono ji nag muy commencé di wàcc itam international, waaye terewut état mu ngi leen continuer di leen subventionné ci ngir jàppale ko consommateurs yi. donc loolu bëggoon naa ko cee leeral. suukar ci la bokk, mburu ci la bokk, ci yi ñu homologué la bokk, dëwlin ci yi ñu homologué la bokk, maanaam yoo xam ne njëgam moom état du ko bàyyi noonu mu libre.
fer à béton ci la war a bokk li tax ma ne ci la war a bokk mooy bu ci bokkee it jamono ji gisuñu benn acte benn décision boo xam ne ci fer bi la jëm ngir fixé ko waaye état sañ na koo fixé bopp am na sañ-sañu fixé ko ciment bi it ci la bokk état it am na sañ-sañu fixé ko donte la jamono ji gisuñu ab arrêté boo xam ne dafay fixé ciment bi donc gis ngeen su ngeen ko doon lim dañ naan produit pharmaceutique benn, farine de blé ñaar, sucre cristallisé mooy suukar morceau suukaru poudre gis ngeen ni suukaru morceau bi bokku ci li état fixé, mburu, huile raffinée comestible dëwlin bi donc dëwlin bi ak fer ak ciment muy juróom-ñaari produit yoo xam ne ñu ngi ci homologation xaw ma ndax nag comprendre ngeen ba tey diggante fixation d'office boobu ak homologation bi ma wax nii différence bi ci nekk yaakaar naa leeral naa ko sëñ Axma xam naa damay def pause foofu bu fekkente ne yàpp nga ni leer na ma doog a wéy service yi nga xam ne ci homologation la nekk tam du dëgg loolu aussi mooy lu mel ni port lu naan tarif des auxiliaires de transport lu mel ni port am na fa ay services yoo xam ne ci wàllu dem ak dikk dañ koy fixé état daf koy xool établissement scolaire yi ak universitaire public et privé jamono ji lii lu bees la mooy ni état nee na léegi école yi ak université publique yi ak privé yi nee na seen njëg léegi na ko ministère du commerce di ko xool ak ñoom loolu xam naa da koy ànd ak ministère de l'éducation damay taxawagum foofu bàyyi sëñ Axma su fekkente ne jàpp nga ni mën naa jàll ma jàll waaye daal loolee moom mooy tey tableau bi nga xam ne yii la état fixé kon yi ma tuddut rek mooy état fixé wu boo xoolee nag bu fekkente ne am nga 4 millions de produits li ci état fixé bariwul dara kon da ngay xam ni ba tey ñu ngi ci libéralisation nag mooy loo xam ne monde bépp ci la ñu ne ndax yenn saa yi nag jongante bi ci wàllu prix ci wàllu produit day tax ba prix bi wàcc lool sax yenn saa yi dana am day am jamono xaj na moo tollu fenn fi rek waaye loolu na ci état gën a jublu ku ci ne mën a andi sa produit boo andi sa produit nag su ko defee ñiy saytu produit yi dañuy gën a bàyyi xel qualité produit bi que prix bi loolee mooy li nga xam ne depuis 94 ba léegi loolu moo fi am gis nañu nag ni depuis Covid bi ñëw état dafa commencé ndànk-ndànk di delluwaat ndànk-ndànk di bàyyi xel produit yu bari yi nga xam ne dafa sensible ngir fixé ko waaw léegi su ma doon tënk dama naan wàllu njëg yi ci liberté lañu ne ñu ne nag waaye nag liberté googu du liberté 100% du liberté 100% ñu ne kon nag am na yu état fixé ci doole mbaam ci sañ-sañ force mooy la fixation d'office am yoo xam ne nag mooy homologation da koy waxtaanee ñu nekk ci loola may leen ñuy jaayee prix boo xam ne daañ ci mën a gis seen bopp saa yu ñëw ñu bëggee soppi prix yi dañuy ñëwaat ci moom yenn saa yi état xool leen ba gis ni dañoo war a wàññiwaat état ne leen kaay leen ngeen wàññi waaw su ma leen jox exemple yu pratique ci jamono ji ñu toll nii dama leen naan par exemple gaz bi moom état daf ko fixé ndax gaz bi dafa bokk ci hydrocarbures yi état sañ-sañam la koy jëlee fixé ko moo prix super wala prix wu diesel donc tey jii Diourbel ak Dakar toujours dañuy def différentiel de transport bi ndax xañ na bu dee Diourbel fii nii mën nañu wax ni Touba gaz mi ngi fii
waaye li am ba am mooy ni su ma doon fàttali prix yi gaz yi dafa am 2 kilos 700 mooy gaz bu ndaw ndaw bi kooku 1360 francs moom lay jar 1360 francs mooy gaz bu ndaw bi moom lay jar muy gaz 2 kilos 700 gaz bi nga xam ne moom lañu gën a xam ci jigéen ñi di ko toggee muy gaz bu 6 kilos bi kooku mu ngi jar 2990 ci région Diourbel lay wax ndax xam nga tey ji Tamba bokkul prix ak Diourbel bokkul prix ak Dakar kon comme fi ñu toll nii dañoo toll foo xam ne ñu ngi fi Touba te it lii ñuy def lépp dafa jëm itam ci leeral nit ñi dëkk ci gox bi waaw donte ñeneen ñëpp daañu jariñu ci li ñu wax kon dañuy joxe exemple yi ci fii nii ci région de Diourbel gaz 9 kilos bi mu ngi jar 4450 9 kilos bi moo topp ci bi nga xam ne jigéen ñi dañ koy faral di ko toggee muy 9 kilos bi tey prix yi ma wax nii prix la yoo xam ni dërëm waru cee topp même gaz 6 kilos bi képp kuñ ko jaayee 3000 francs lekk nañ sa ñaar dërëm loolu mooy li nga xam ne mooy li am mburu mi le pain su ma ko doon wax damay su ma ko doon fàttali dama naan Diourbel am na ñeenti xeetu mburu yoo xam ne ci këyit moom la ñu rëdd conseil régional de la consommation moom la maye conseil régional de la consommation mooy jataay boo xam ne gouverneur moo koy jiite chef de service régional du commerce ñëw toog bu dee ci région bi ànd ak yeneen service yi ànd ak association consommateurs yi ànd ak ñëpp bu dee ci wàllu mburu la boulanger yi ñu toog ñu décider ndoone Diourbel xeetu mburu yii lañ fiy defar njëg yi lay am kon région Diourbel ñeenti format la am format bi nga xam ne 60 grammes la ku mu neex nga defar ko ci boulangerie yi 50 francs lay jar format 60 grammes bu jar 50 francs format bi nga xam ne 115 grammes la di jar 100 francs kooku it même bu ngeen ko gisul ci boulangerie yi boulanger bi am na sañ-sañu defar ko ndax may leen ko muy 115 grammes à 100 francs format bi nga xam ne nag moom ngeen di wooyee kilo mburu muy format standard bi nga xam ne moom faaw rek boo dee def yeneen format itam boobu mënta ñàkk nga def ko mooy format 200 grammes nga xam ne mburu ci jamono ji mu ngi jar 180 francs ci région Diourbel muy format boobu nag boo ko xoolee 180 francs yooyu dafa war a dëppoo poids wu 200 grammes foofu it lu am solo la mooy prix bu ci ne dañ koy rapporter ci poids poids nag mooy natt ak peese al mikiyaala wal mizaan loolu sax nag ci suñu biir dafa am division bu tudd division météorologie di toppatoo loolu maanaam natt ak peese commerce lañ ko dénk ci réew balance yi ak bascule yi ak bépp nattukaay moo xam ci station yi la ak fépp commerce it lañ ko dénk mooy li ñuy wax ci gox bi contrôle économique rek ba tey donc format standard bi moom 180 francs lay jar waaye 200 grammes la war a doon donc mu am nag beneen baguette bu ñu leen may ñoom boulanger yi 4e bi mooy format boo xam ne 220 grammes la war a jar 200 francs format wu 220 grammes war a jar 200 francs
kon mburu mu ngi nii ci ñeenti format yi 60 grammes 50 francs 115 grammes 100 francs 200 grammes 180 francs 220 grammes 100 francs xool leen du ngeen gis kenn koo xam ni dana yokk dërëm ci mburu prix benn la prix boobu nag nekkul ni dañ koo déggoondoo ñoom seen biir déet dañ koo déggoo état moo ko homologué ñoom ñoo ne lii lañ mën a jaayee ñu toog waxtaan ba gis ni lii moom warees na ko mën a jaayee ñu dëggalal leen ko may leen ko xaatim kayit ministre bi génnee arrêté homologué le prix du pain à ces prix le pain homologué le pain à ces prix. bu ma ñëwee nag ci jamono ji ci wàllu njëg ba tey yi nga xam ne état dugal na ci loxoom moo xam diggante fixation la autoritaire wala homologation loolee fa mu jógee ci wàllu fixation ak fi mu toll jamono da koo jaxase ba mel na ni dafa doon loo xam ne ñi koy contrôler sax dañ ciy réer ndax prix de vente grossiste bi ci ceeb boobu may wax ci région Diourbel 13 700 la war a doon maanaam détail bi 300 francs la war a doon loolu mu doon fixation bu xam ne depuis mois de février loolu lañu fixé am benn ceeb bu ñuy wax riz brisé américain ñu fixé ko ci 16 600 francs sac bi loolu mooy kilo bi 350 francs suukar fii ci région de Diourbel mu ngi fi war a jar 28 750 francs sac bi kilo suukar war a jar 600 francs ku ci teg dërëm rek maanaam ku ñu war a teg daan la waaw ndax loolu la war a jar avantage bi mooy dafa am ab usine bu fi ne boo xam ne moom moo ko defar boo wëlbati ko ànd ak état fixé prix homologué ko bokk waaw kon su fekkente ne usine ba moom prix bi muy jaayee état daf ko fixé kon mel na ni ñeneen ñëpp dañoo war a respecté prix yi ci topp muy grossiste bi muy demi grossiste bi muy détaillant loolu la ñu wax stade de commerce yi ndax produit bi day jógee ci bu dee ci bu ñu defar ci réew mi day jógee ci usine bi jaar ci grossiste bi ba ci détaillant bi yenn saa yi nag ku ñuy wax demi grossiste bi moom it dañ ko sóoraalewul ci li ñu fixé état grossiste la sóoraale ak détaillant mooy ki nga xam ne mooy mujjee jaay consommateur bi waaye da ngay gis ki nga xam ne demi grossiste la moom day jéem a dugg bu ko defee bu jëlee ci grossiste bi da ciy dolli marge loolu day waral it marge bi ñuy jox détaillant bi mu tuuti ba nga xam ne moom itam pour mu am ci dara soo moytuwul dafay yokk loolu it réalité la boo xam ne ñun xam nañ ko ci sunu saytu. dëwlin huile de palme raffiné bi dëwlin xam nga ay bëri na ay xeetu dëwlin ay tournesol ay huile d'arachide huile de soja mais huile bi ñu fixé mooy huile de palme mooy bi jógee Indonésie yenn saa yi mu jógee Ghana wala ay Togo mooy huile boobu moom mooy bidon 20 litres bi lañ fixé ci 21 250 bu dee ci région de Diourbel loolu nag boo xoolee day mel ni litre bi ñu ngi ko fixé ci 1125 mooy litre dëwlin di ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom am na sax état lu mu jéemoon fixé waaye fixation boobu mujj na réalité bi daf ko dépassé muy
aliment volaille bi. xam ngeen ni ñu bari fu mu toll nii tëj nañ seen poulailler ndax mënatuñ jënd aliment. loolu nag taxoon na ba état am na lu mu ci jéemoon waaye ba ñu doxee situation bi njattaat nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci mooy les provendiers ñoom ñu ne ci secteur boobu ba mujj na réalité marché bi dafa dépassé prix yi nga xam ne état daf ko joxe woon. loolu it lu am la ci ay yeneen produit yoo xam ne ci jamono ji état mën naa fixé naam waaye mën nañoo dem ba marché toll foo xam ne day dépassé prix bi état fixé ndax ka jënd ji bitim réew ñëw kooka bu fekkente ne dafa jënd mu seer lool ndax léegi bateau yi ak conteneur yi am gis conteneur yi sax lu jafe la conteneur yi ñëw Afrique lu jafe la buñ daan fay benn ña ngay fay juróom léegi loolu day wax day waral njëg yi yokku su ko defee nag nit ki ñun buñ tolloo foofu ministère du commerce suñ tolloo foofu dañuy privilégier fexe bu produit bi am lu mu mën di jar na am rek na am ñu naan balaa nga naan naam ne fa su amee ba noppi rek ñu fexe nag mu bari ngir mu mën a jouer ci njëg gi ndax wax ji yëpp li ko indi boo ko seetloo ba tax ñuy def émission mooy ci dëkk bi dafa am ñoo xam ni dañ doon jaayee soble kilo 2000 francs muy sac 25 kilos bi 50 000 francs muy lu yéeme te jéggi dayo c'est parce que bu ngeen xoolee prix yi ma fixé yëpp gis leen fi soble gisu leen fi benn yoon soble kon soble kenn fixé wul prix am pomme de terre kenn fixé wul prix am waaw kon amuñu prix fu mu amul prix nag nit ki xelam rek la war a dawal wara fi kulli xalqin xaqa man xalaqa mu bàyyi ko xel. man jàpp naa ni gàcce la ci képp koo xam ne ab commerçant nga nekk fii ci dëkk bi nga dégg wala ab taalibe nekk ci dëkk bi nga dégg ni dëkk bu mel ni Touba nga xam ni nit ñi dañu fi indi ay nag yu dul jeex ay xar yu dul jeex ay bépp xeetu jëfandikukaay dañ ko fi indi ngir teral gan ñi yow amoo lenn looy def lu dul yokk ko ba mu toll fenn fi te ñoom jëndeewuñ ko loolu situation la nag boo xam ne li ko waral mooy xaj na dañoo yéex a ubbi importation bi ndax état dafay dooleel baykat yi ñiy bay soble ak pomme de terre ci réew mi mois de janvier rek bu jotee day tëj frontière yi ba benn soble du fi dugg pomme de terre yi dara du fi dugg boo ko seetloo ci mois yooyu yëpp li ñu bay fii ci réew moom la ñuy lekk waaye ñaare nag bu stock bi yooyu di jeex ak stock yi ñuy commande war a ñëw ñaare dafay indi ay retard yoo xam ne moo waral lii waaye lu mel ni màggal gi jàll yooyu yu ñu waral di bàyyi xel la ngir bu ñuy waajal yëkkati xam ni événement yu ni mel bu mu leen fi fekk mukk ba soble si ñëwut loolu moom war nañ ko gën a bàyyi xel ndax loolu mooy liy dëgg dafa jaaduwul marché bi ba ñu am soble loolu moom wala mu amee ko noo xamante ne dafa waral prix yi nii kooku moom daal moom lu mat a bàyyi xel la waaye ñi koy jaay ca prix bu bon boobu itam comme ñoom itam mel na ni dañoo def lu leen neex donte fixé wuñ ko it état it dana ñëw def lu ko neex man fa'ala maa shaa'a laqiya maa shaa'a Sëñ Tuubaa ko wax kuy def lu la neex di nga tase lu la naqari kon nag ñoom itam état maye na ci jamono ji ñu toll am na loo xam ne boo ko defee la nga yor dañuy ñëw jël ko jaayaat ko nit ñi dugal ko ci keesu nguur ndax nit ñi soxla nañ ko. léegi nag mu des xaj na gannaaw boo xamee prix yi ñu fixé ci sañ-sañ ak ñi nga xam ne dañ koo homologué nga xam ni bu nekkul ci fixation autoritaire nekkoo ci homologation rek da ngaa libre foofu nag effort yu ministère du commerce def mooy day saytu qualité produit jamono yi weesu gis ngeen ni lu tolloog 27 camions ñaar fukki camions ak juróom-ñaar moom la ñu rangale muy 650 tonnes produit ñu di ko détruire di ko lakk foofu di togglu loolu soo ko gisee mooy action yi agent yi di def ci terrain bi di dem ci boutique yi ak épicerie yi ak grande surface yi di fa retirer
produit yi nga xam ne baaxul wala seen date baaxul di ko dajale loolu moo andi loola. kon ndekete ñoom ñu ngi ci terrain bi di liggéey bu baax a baax loolu it yàlla rek moo tax ñu di ko wax. donc ñun ñi nga xam ne tey ñun ñooy commissaire aux enquêtes économiques ñooy kilifa yi ñi nga xam ne ñooy contrôleurs yi ñun ñoo nekkandoo ministère du commerce. contrôleurs yi ñooy saytu li ne ci terrain bi ñun ñoo leen di yebal ñuy def saytu ko bu ko jaree ñu ànd ak ñoom saytu boobu. waaye saytu bi dana nekk ci facture yi ñuy utiliser ñu xam fan la produit bi jóge dana bokk ci li ñuy saytu tam ak yelleefu consommateur ci wàllu information ndax li ñu war a bind lépp bind nañ ko ci produit bi ngir mën koo jëriñoo lire ko comprendre ko xam date de péremption bi xam produit bi kan mooy importateur wala kan moo ko fabriqué xam poids bi wala volume bi ndax 50 kilos soo ko bindee ci saak bu ñu ko peesee dafa war a doon 50 kilos yaa ngi dégg ak def ci détail yu gën a ndaw nga bind ko ci ngir consommateur yi am information bu juste bu crédible bu loyal loolu bokk na ci li nga xamante ne dañ koy saytu. loolu nag dafa gën a xóot prix xaj na prix moo gën a fës waaye loolu dafa gën a xóot prix kon loolu it bokk na ci li nga xam ne dañ koy saytu. natt ak peese bi wax naa la bokk na ci li nga xam ne dañ koy saytu consommateur bi. produit bi tam bu fekkente ne yàqu na wax naa ko ak yeneen aspect yoo xam ne ci wàllu contrat la ak diggante consommateur bi ak professionnel bi. kon ñaare bu fekkente ne dara xew na ci lu mel noonu da ngay gis service du commerce génn maanaam contrôle économique génn daal di def saisie waaye ñoom chaque jour ñuy génn loolu nag su amee de façon extraordinaire fenn dañuy gën a dëpp doole foofa bu ñu génnee it bu ñu la jàppee it boo ñëwee dañu lay teg ay daan yooyu buñ la ko tegee ne la masalan def nga nàngam kon da ngay fay nàngam nga fay ko dañ lay bindal ab quittance bu ñu lay bindal benn numéro la ci Sénégal ñu jël ko dugal ko ci keesu trésor. donc loolu mooy yoon wi nga xam ne mooy yoonu fay taal bi nga taal ci jàmm ak salaam ci feesal gafaga nguur. weneen yoon bi nag mooy mën ngaa ñëw ne dangaa bëgg a fay ñu ne la déedéet fayoo yow mayuñ la nga fay dañ lay yóbbu tribunal ñu àtte la foofa loolu it lu am la. kon nit ki bu fekkente ne tey jii nekk na ci région bi dafa war a xàmmee lan lañ fixé ak lan lañ fixé wut ci wàllu prix waaye nag bu ñu ko jaayee produit bu périmé it wala produit boo xam ne qualité bi mu waxoon ak qualité bi nga ko jox dafa wute kooku mën na dem ci contrôle économique bi. bu dee fii wàllu Touba Mbàkke la nekk xaj na sax ci plateforme bi mën naa partager numéro wu chef de service bi nga xam ne barki dem moo doon def saisie yi su ko defee kenn ku ci am cas bu mel noonu wax ko ak moom wala keneen njaareem te mooy ki ma wutu foofu ñu di ko wax Adama Ndiaye moom itam mën ngeen ko saisir directement su ngeen amee ay jafe-jafe yu ni mel. donc laaj nga ma sànq nit su amee jafe-jafe nu muy def weesuwul mu contacter service du commerce dem seeti leen contrôle économique dem seeti leen loolu nag neex naa xam Mbàkke ci wetu Senelec bi la le contrôle économique bi nekk ñu ko wax service du commerce. bu dee Njaareem mu ngi ci route de Gossas bi dinaa fi bàyyi ay numéro téléphone tam pour ñooñee waaw. xam naa ne émission bi dama ko mel ni lu ko xaw a yemale fii nii waaye xam naa ne ñi ne sax bitim réew ñu ngi koy déglu waaye it comme gox bi lañ ne te Touba doon foo xam ne ñëpp fi lañ jëm si moo tax may mel ni damaa dugg ci lancé wu waajal màggal gi waaw. kon ku am ay jafe-jafe mën nga leen saisir su fekkente ne nag dangaa ne ci plateforme bi ba am jafe-jafe ak ñooñee man sama numéro mu ngi nii boo ma saisir man mën naa laa jàppale ci ñooñee ba nga xam fooy teg sa tànk waaye daal nit daa war a am fulla ci Sénégal bu ñu fixé ay prix
ñu koy respecté fépp ñu war koo respecté fii ci Touba gi itam loolu moom waree su koo maslaa kenn ndéem ñoom amuñu kersak xam ni dëkk bi buñ fi nekkee la ñu xamoon ci Touba mooy lu gën a yomb fii la li ñuy jaay fii la gën a yombee léegi ñu bëgg a yegg ci la ñuy jaay fii la gën a seere ñun itam ñu am fulla defanteeg ñoom loo xam ne dañ leen wan ne dongo moom moroom dongoom dong moo ko mën a faj. Cheikh Ahmadou sëñ Ahmad donc xaw ma nag ndax sujet bi yaakaar naa li ci ëpp wax naa ko dama xamul nag maa ngi lay déglu fi mu toll nii sax déglu tam réaction koo xam ne kii bëgg nga réagir jërëjëf. waaw xëy na ci li nga xam ne fàtte naa ko war koo indi mooy dafa am njëg yi foo xam ne foofu lañ koy waxtaane sànq wax naa conseil régional xam nga régional ci région la waaye ndey ja mooy conseil national de la consommation décret bii ma lim sànq muy le décret 2022/89 dafa wax ni ministère du commerce bu toogee ba yenn saa yi rek dafa war a xoolaat njëg yëpp daf benn revue périodique des prix xool njëg yëpp daal di koy daal ci waxaat daal ci àddu kooku nag mu ngi koy def ci cadre conseil national de la consommation conseil la boo xam ne ministre bi moo ko jiite ministre du commerce ki yore ki nga xam ne moom moo yor njënd ak njaay mooy sunu naataango commissaire aux enquêtes économiques Aminata Assome Diatta moom moo yor loolu su ko defee dafay doon conseil boo xam ne bu ko jiitee day am association consommateur yëpp lu mel ni ay ASCOSEN yeneen xeetu association consommateur yi am yëpp ci réew mi ñoom dañ leen ciy invité dañ ciy invité directeur nationaux yëpp képp koo xam ne da ngaa doon ab directeur national rek dañ la ciy invité dañ ciy invité ministère yëpp nga xam ni kàngamu réew mi ñooy dajee invité ci presse bi ngir waxtaani ay prix boo xoolee mois de janvier amoon na conseil national de la consommation conseil boobu moo andi prix farine bi ci li ma wax noonu prix yu bari ci prix ñu fixé conseil boobu moo ko andi donc état su bëggee fixé yenn prix yi yenn saa yi daf koy yóbbu ci conseil bi nag avis consultatif la am mooy xalaatam rek lay joxe waaye su joxee xalaatam ba noppi bu dee ministre bi nangu na xalaatam moom moo koy dëggal ci wàllu arrêté mënees na koo dëggal it ci wàllu décret conseil boobu it association de consommateurs yi mën nañ koo saisir ñoom ñi nga xam ne ñooy sàmm ñooy xeex ngir àq yelleefu consommateurs yi mën nañ koo saisir tegal ko bépp problème boo xam ne ci wàllu consommation la wàllu distribution la ak wàllu concurrence citoyens yi itam am nañ sañ-sañu saisir conseil bi ci poñ yi ma wax nii kon conseil bi lu am solo la ci wàllu njëg loolu laa bëggoon dolli ci biir ngeen xam ne am na ñoo xam ne ñooy saytu wàllu njëg ñu di ko wax conseil national de la consommation ministre du commerce jiite ko te ministre du commerce ànd ko association consommateur yi ak ministère yëpp ak directeur yëpp ak presse bi su ko defee chaque fois nga xam ne prix dafa am fu mu toll mu war a yokk dañuy koy waxtaanee foofu wala mu war a wàññeeku dañ koy waxtaanee foofu def proposition ministre bi su ci d'accord moom mu jël arrêté. léegi nag mu des xaj na gannaaw boo xamee prix yi ñu fixé ci sañ-sañ
ak ñi nga xam ne dañ ko homologué nga xam ni bu nekkul ci fixation autoritaire nekkoo ci homologation rek da ngaa libre foofu nag effort yi ministère du commerce def mooy day saytu qualité produit bi jamono yi weesu gis ngeen ni lu tolloog 27 camions ñaar fukki camions ak juróom-ñaar moom la ñu rangale muy 650 tonnes produit ñu di ko détruire di ko lakk foofu di toggaloo loolu soo ko gisee mooy action yi agent yi di def ci terrain bi di dem ci boutique yi ak épicerie yi ak grande surface yi di fa retirer produit yi nga xam ne baaxul wala seen date baaxul di ko dajale loolu moo andi loola kon ndekete ñoom ñu ngi ci terrain bi di liggéey bu baax a baax loolu it yàlla rek moo tax ñu di ko wax donc ñun ñi nga xam ne tey ñun ñooy commissaire aux enquêtes économiques ñooy kilifa yi ñi nga xam ne ñooy contrôleurs yi ñun ñoo nekkandoo ministère du commerce contrôleurs yi ñooy dem ci ñooy saytu li ne ci terrain bi ñun ñoo leen di yebal ñuy def saytu ko bu ko jaree ñu ànd ak ñoom saytu boobu waaye saytu bi dana nekk ci facture yi ñuy utiliser ñu xam fan la produit bi jógee dana bokk ci li ñuy saytu tam ak yelleefu consommateur ci wàllu information ndax li ñu war a bind lépp bind nañ ko ci produit bi ngir mën koo jëriñoo lire ko comprendre ko xam date de péremption bi xam produit bi kan mooy importateur wala kan moo ko fabriqué xam poids bi wala volume bi ndax 50 kilos soo ko bindee ci saak bu ñu ko peesee dafa war a doon 50 kilos yaa ngi dégg ak def ci détail yu gën a ndaw nga bind ko ci ngir consommateur yi am information bu juste bu crédible bu loyal loolu bokk na ci li nga xamante ne dañ koy saytu loolu nag dafa gën a xóot prix xaj na prix moo gën a fës waaye loolu dafa gën a xóot prix kon loolu it bokk na ci li nga xam ne dañ koy saytu natt ak peese bi wax naa la bokk na ci li nga xam ne dañ koy saytu consommateur bi produit bi tam bu fekkente ne yàqu na wax naa ko ak yeneen aspect yoo xam ne ci wàllu contrat la ak diggante consommateur bi ak professionnel bi kon ñaare bu fekkente ne dara xew na ci lu mel noonu da ngay gis service du commerce génn maanaam contrôle économique génn daal di def saisie waaye ñoom chaque jour ñuy génn loolu nag su amee de façon extraordinaire fenn dañuy gën a dëpp doole foofu bu ñu génnee it bu ñu la jàppee it boo ñëwee dañu lay teg ay daan yooyu buñ la ko tegee ne la masalan def na nàngam kon da ngay fay nàngam nga fay ko dañ lay bindal ab quittance bu ñu lay bindal benn numéro la ci Sénégal ñu jël ko dugal ko ci keesu trésor donc loolu mooy yoon wi nga xam ne mooy yoonu fay taal bi nga taal ci jàmm ak salaam ci feesal gafaga nguur beneen yoon bi nag mooy mën ngaa ñëw ne dangaa bëgg a fay ñu ne la déedéet fayoo yow mayuñ la nga fay dañ lay yóbbu tribunal ñu àtte la foofu loolu it lu am la kon nit ki bu fekkente ne tey jii nekk na ci région bi dafa war a xàmmee lan lañ fixé ak lan lañ fixé wut ci wàllu prix waaye nag buñ ko jaayee produit bu périmé it wala produit boo xam ne qualité bi mu waxoon ak qualité bi nga ko jox dafa wute kooko mën na dem ci contrôle économique bi bu dee fii wàllu Touba Mbàkke la nekk xëy na sax ci plateforme bi mën naa partager numéro wu chef de service bi nga xam ne barki dem moo doon def saisie yi su ko defee kenn ku ci am cas bu mel noonu wax ko ak moom wala keneen njaareem te mooy ki ma wutu foofu ñu di ko wax Adama Ndiaye moom itam mën ngeen ko saisir directement su ngeen amee ay jafe-jafe yu ni mel donc laaj nga ma sànq nit su amee jafe-jafe nu muy def weesuwul mu contacter service du commerce dem seeti leen contrôle économique dem seeti leen loolu nag neex naa xam Mbàkke ci wetu Senelec bi la contrôle économique bi nekk ñu ko wax service du commerce bu dee Njaareem mu ngi ci route de Gossas bi
dinaa fi bàyyi ay numéro téléphone tam pour ñooñee. waaw xam naa ne émission bi dama ko mel ni lu ko xaw a yemale fii nii waaye xam naa ne ñi ne sax bitim réew ñu ngi koy déglu waaye it comme gox bi lañ ne te Touba doon foo xam ne ñëpp fi lañ jëm si moo tax may mel ni damaa dugg ci lancé wu waajal màggal gi. waaw kon ku am ay jafe-jafe mën nga leen saisir su fekkente ne nag dangaa ne ci plateforme bi ba am jafe-jafe ak ñooñee man sama numéro mu ngi nii boo ma saisir man mën naa laa jàppale ci ñooñee ba nga xam fooy teg sa tànk waaye daal nit daa war a am fulla ci Sénégal bu ñu fixé ay prix ñu koy respecté fépp ñu war koo respecté fii ci Touba gi itam loolu moom waree su ko maslaa kenn ndéem ñoom amuñu kersak xam ni dëkk bi buñ fi nekkee la ñu xamoon ci Touba mooy lu gën a yomb fii la li ñuy jaay fii la gën a yombee léegi ñu bëgg a yegg ci la ñuy jaay fii la gën a seere ñun itam ñu am fulla defanteeg ñoom loo xam ne dañ leen woon ni leen dongo moom moroom dongoom dong moo ko mën a faj loolu moom mooy lii dëkk. waaw sëñ Ahma xam naa sa laaj bi tontu naa ko moom laa partagé non nag déglu bi da nga yegg seeguloon xëj na foofu waaw partagé naa ko waaw waxtaan naa ci service du commerce bu ñu war a saisir Mbàkke service du commerce fu mu ne wetu Senelec bi la Njaareem route de Gossas la waaw